ab chercheur day buy remettre en cause validité kii nga xam ni man li ma xam si moom nee nañu góor yàlla la boobu amaguma beneen information de taille ma ni waaw kii li mu wax fan la ko teg ndeke boobu moom dafay wax bindu sëriñam di imam Malik dafa ni man akala shakan fi tuluil fajri fa inna alayhi alqada nee na bu koor jotee Ibrahima Diop miy lekk ba fajar gi rëcc ko muy jeexal naan fajar gi duggoon na am duggul nee na bu wooree bis booba da koy fayaat mu ni kon nag laaye ni ñoom comme ñoom limaamu fajar naññ la leen wax timis bukk kon xanaa kon moo tax mu daal di jël waxu Malik booba moom solal que lam ko bëgg a solal wane ni kon seen koor ya ñuy yeex a tàmbali kon du valable alors que alxuraan bi nga xam ni mooy waxu yàlla dëppoowul ak ñoom ni ñu koy doxale ba sànq ku ne xam nga ni Sénégal dañuy teel a salaatu ba pare ndog la gaaw lool ndax dañuy dog te booba jant baa ngi doog a commencé suux mu mel ni limaam moo leen gënoon dégg alxuraan sa na ma ko jàngi woon booba ndax yàlla ba muy wax dafa ni wa kulu washrabu xataa yatabayana lakumul xaytul abyad min al xaytil aswad min al fajri summa atimu siyaam ila leyl ma ni barewaan na ñuy dog day te guddi du dugg parce que xam nañu marax timis guddi wala am na ñetti baat yëpp marax mooy bu demee ba jant bi ba mu commencé dootoo sentir chaleur bi ñu ne mi marax a ngi dugg marax timis mooy bu demee ba nga xam ne nag léegi mi ngi commencé lëndëm guddi mooy bu ñuulee kuk kon limaamu alayhi salaatu wasalaam moo jëfee aaya bi yàlla di wax ni summa atimu siyaam ila leyli lekk leen naan leen ba mën a ràññee wëñ gu ñuul ak gu weex gi ci fajar am nañu la naan benn ligne la booy gis à l'horizon bu mu si mënta demee daal kenn lëndëm loowu la xëdd ba waaye yàlla ni summa atimu siyaam topp na ngeen matal koor ga ba ci guddi ga ku ni guddi nag du marax ni timis loolu muy benn ma ni waaw kilifa gi it ma gis comme laayeen si ni ma dégg woon ñu ni laayeen werdu salaatul fatiha lay jëfe moom mu wax dans ses écrits ni le fait que l'imam Mahdi alayhi salaatu wasalaam di jëfee werdu salaatul fatiha donte yokk na ci ay mbir mu ni ce n'est que du plagiat pur et simple ma ni loolu it ci gëstukat nañu xool ba xam Baay Laay dafa plagier wala dafa am lu mu ñëw dëggal ndekee booba suñu maam Cheikh Omar Foutiou borom Rimah ka demoon Màkka def fa ñetti at daje faak Mouhamadul Ghali bi nga xam ni moo doon homme de confiance u Cheikh Ahmed Tidiane Chérif kookaaka waajal jox ko lijaasam jox ko ndigal ni ko yow la ñu samp pour nga wesaare Tijaniya ci Afrique noire Cheikh Omar Foutiou moomu boo xoolee ay bindam ma ngay wax ni inna al imam al mahdi radiallahu taala anhu ida qaama axira zaman yaxudu tariqatuhu wa yadxulu zamratahu kama taqaddam fa tasayyara turuq tariqatan wahida mu ni limaamul mahdi mi nga xam ni mooy maamu cheikh ndax cheikh da daan wax sama maam day ñëw sama ginnaaw mag ñi nee nañ dañi su yokkee ngeen xam ni moom la su wàññee ngeen xam ni moom la Cheikh Omar nag ni limaamul mahdi alayhi salaatu wasalaam ba ngay ñëw ca mujj jamono te bu ñëwee dina jël suñu werd wi dugg si suñu tarixa bi loola laayeen mën na ko layal mooy wane rapprochement bi am entre les pratiques ci wàllu wird bu laayeen ak bu tijaan ndeke booba yemul foofu cheikh jox na leen ba jox leen ay repère juddug Seydina Limaamu Laay al Mahdi alayhi salaatu wasalaam Cheikh Omar Foutiou daal di ni waxat axbarani Seydi Mouhamadul Ghali anna cheikh radiallahu taala anhu wa ardaahu tuufiya ama 1230 pour mu neex a dégg hijriya mi ngi génn àdduna 1230 hijriya mu ni moom cheikh wa ala hada fa kullu mumin lahu al yawma wa huwa ama 1261 min al hijri moom it ala saahibihi
fa huwa daaxilun fi hadihi shafaatu al ahmadiya al tijaniya qatan hani an summa hani an li hadihi al ummati al muhammadiya mu ni cheikh day moom Mouhamadou Ali moo ko wax maam Umar Fuutiyu ni ko cheikh a ngi génn àdduna 1230 hijriya mu ni ko waaye xamaloon na ni jullit maanaam ci biir jullit yi ku ci yàlla di jagleel mbir ma ngay judd ci atum 1261 gis nga moom la wax mu ni alf wa miatayni 1200 wa ihda wa sittin 61 mu ni kooka mooy ñëw renforcer tariqa tijaniya bi moo koy renforcer moo koy jox un souffle nouveau du yam ci loolu mu ni ko moo koy jox un souffle nouveau it te it moo koy jox de manière générale gis nga ummatul muhammadiya muy diina l'islam kon limaamul mahdi alayhi salaatu wasalaam bu juddoo 1261 ni ko téere yëpp waxee woon ñenn ñi ni 1260 nee naa ñaari date yëpp baax na ndax 1260 su ko war a judd 61 dina la ëmb juróom-ñeenti weer kon gis nga 60 61 ba mu juddoo nag moom mi ngi judd ci milieu boo xam ne milieu tijaniya la naka Cheikh Omar Junje kon ba mu juddoo jëfandikoo na werd tijaniya balaa muy woote waaye ba mu wootee nag ba nam ko nañu ko suñu sëriñ bu Baye Libaas nettale nee na Baye la alayhi salaatu wasalaam ba Thierno Mbaye ñëwee ca la jubbanti yëf ya ni ko Thierno Mbaye naka la sa sëriñ ba nu mu la jàngale nu mu la joxee werd wi mu daal di ko kay junj daal di ni lan auzu billahi mina shaytaani rajim bis mu ni ko déedéet bay da nga naan bismillahi rahmaani rahim doo ko wax auzu billahi mina shaytaani rajim yaa ngi koy wax léegi ci waxtu bi ñuy ñëw mu ni ko loo sa teg mu daal di ni ko ñu jàng Fatiha benn yoon mu ni ko def na ma ko téeméer mu ni ko loo sa topp mu ni ko Seydina Muhammad Rasul alayhi salaam fa ma bëgg a wax astaghfirullah azim allazi laa ilaaha illa huwa bay laay ni ko bayin astaghfirullah azim allazi laa ilaaha illa huwa wala xayul xayum voilà loolu laa bëggoon indi foofa it gis nga mu ñëw jubbanti wax ja ni ko laa ilaaha illa huwa wala xayul xayum nga dégg ni kon illa huwa amul kenn kuy dund yu sax ku dul moom kon bay laay indil ko loola doog a koy wax nag sa tëju ñaan nga te loolu it dafa bokk si li Cheikh waxoon ay taalibeem ñu ni werd tijaan ku koy jëfandikoo am nga dayoog ramm si sa wàllu kër ndey ak sa wàllu kër baay juróom-ñaar fukk fii juróom-ñaar fukk fële bàyyi laay alayhi salaatu wasalaam dugal ko ci werd bi ba ñu demee bay tëj mu ni Thierno Baye sama borom de xamal na ma ni àjjana ku fa dem waratoo fa am naqar waratoo fa am tiis te àjjana ku fa nekk dégg ni sa baay wala sa soxna wala sa doom wala sa jarbaat ma nga safaan ba sa àjjana du neex mu daaw mu ni ko kon boo leen ñaanalee wa Muhammad ak njabootam ne leen wa ala ali wa abi wa ummi wa zawjati wa waladi wa zurriyati doog a tëj ñaan nga kon loola la Cheikh doon junja maamam ba mu ñëwee daf ko jël daal di koy dugal ci biir werdam ma ni kon ki ni Cheikh dafa wax imaam mu ñëw plagier ko ma ni kon dafa déggul la ko Cheikh wax Cheikh ndeke teg sa wax ju doy waar loola laa galgaloon ci wax ji ba nga xamee ni nee na limaamul mahdi bu ñëwee alayhi salaatu wasalaam kon fa huwa daaxilun fi hadihi shafaati al ahmadiya at tijaniya qat an hani an summa hani an li hadihi al ummati al muhammadiya lan la sa teg dafa ni waylun summa waylun liman xurrima min hada al xayr al azim alladi yanaalu min gayri amalin wala kulfatin wala mashaqatin li ajli al inkar wal intiqaad wa adayati ahli tariqati mu ni lan toroxte ñaari yoon maanaam toroxte gu rëy ñeel na waaja nga xam ne yàlla da lay nattoo nga weddi ngëneel gu rëy gi haadal xayrul azim te limaam Mahdi di indi mu ni ngëneel gu rëy googu ku yàlla nattoo nga di ko weddi rek yow yaa nar a sànku mu ni la la koy xañ mooy nga diingat ngay critiquer wala ngay teg wax ju ñaaw donte sax si way ñi ànd ak moom la nee na yàlla da lay xañ ngëneel googu ma ni nag kon sama professeur mi nga xam ni Tijaan la nekk commissaire général au pèlerinage nekkoon directeur général institut islamique nekkoon le inspecteur général
de l'enseignement arabe au Sénégal nekkoon conseiller spécial du président Abdou Diouf nekkoon professeur titulaire au département arabe donc ma ni kii man mi amul dayo gi mu am sax ñemewu ma wax li mu wax kii daal li mu wax te man ma xam ni fa mu ko tegwul jaral na ma bind pour jàkkaarloo moom ci wàllu woowu loolu mooy la deuxième motivation muy une motivation donc effectivement universitaire ou scientifique ma tënk ci lenn rek Cheikh Anta dafa ni woon jot na nag les intellectuels africains ñu jël seen responsabilité bay bind ci seeni mbiru bopp sans ñu tenir en considération la ñeneen ñay wax mu mel ni diine kon Cheikh la mu développé woon sur le plan culturel wane ni l'antériorité des civilisations fii la Afrique ñu nit bu ku gëm Limaamu xam li yàlla wax ak yonentam bu tedd ba wax ci dellu si Limaamul Mahdi di nga xam ni kon la spiritualité mi ngi ci loxo der bu ñuul bii ci ngëneel gi nga xam ne moom la leen jox ci feeñ gi fii Seydina Limaamu Laay al Mahdi feeñ ak Seydina Issa loolu nag responsabilité la boo xam ni ñun la war ñun ñëpp pour ñu gëm ko ba pare incarné ko nag avec fierté loolu moo doon sama tontu xaw na gudd nag waaye mu ngi noonu daal. jërëjëf Seydi Ibrahima def nga manoore bu rëy macha allah ndax gindi nga ñu bari ndax kilifa bu waxee donte dafa juum ñu ci bari dañuy jàpp ne waxam mooy dëgg donte dafa juum te waykat ba nee na kilifa dina juum ndax Seydina Limaamul Mahdi yu alayhi salaatu wassalaam bu ko yàlla yónnee ci jamono mu woote bu rëy bi ne bu bataaxal yi jógee penku de dinañu ma dëggal yow bataaxal yooyu am na loo ci indi ci sa téere bi ngir dëggale ko wax jooju Seydina Limaamul Mahdi yu wax ni nga leerale diggante Seydina Limaamul Mahdi wooteem bi ak tarixatu Tijaan foog naa ni kenn amatul lu mu ciy wax ndax dara gënu la leer at ma mu ne ci la Limaamul Mahdi yuy woote Seydina Limaamul Mahdi yu ñëw feeñ ci at moomu muy atum 1241 Seydina Limaamu ñëw feeñ ca jamono jooja yàlla dogal mu am ñeent fukki at woote ne yàlla ko yónni kon nga xam ne lii jëfu sunu borom la ndax damay faral di wax ne ñett ngi nii yoo xam ni dolli naa ci booba sax kenn mënu ko dandale ba mu doon lu dëppoo nga teg ko ci ay caaxaan waykat ba dana Ibnul Hasan Seydina Limaamu Abo Issee roowu rabbul xatim kon ñu waxoon ne Limaamul Mahdi yu foog naa boo demee ci yenn téere yi Mashaarixul Anwaar Nuurul Absaar wax nañu ne Limaamul Mahdi yu ku koy jur muy way juram waaliduhu alxasan nit mënoo dandale muus ba lijjanti sa turu baay Ibnul Hasan kon way juram Alasaan lay tudd moom mu ñëw tudd Limaamul Mahdi da ngay màgg rek ne tudd nañ ma Maxtaar wala tudd nañ ma Babacar wala tudd nañ ma Ibrahima wala tudd nañ ma Baytiir kenn mënul tudd sa bopp moom mu ñëw indaale turam yàlla dogalit mu meññ yonent yàlla Isa te ba mu koy meññ booba wooteegul El Hadj Omar yàlla dogal mu dem penku daje fa ak Muhammadul Ghali xibaar ko ci li ko Cheikh na ma Tijaan wax ci at ba Limaamul Mahdi yu gane àdduna Imaamul Mahdi yu ñëw gane àdduna at mooma kon lii mënul doon ay tànde la rek jëfi sunu borom la lii loxo yàlla la kon nag lii ku ko weddi ak daraja joo mënti am marte ba moo mënti am dangaa juum ku juum nag ki ko gàgganti daf koy dimbali ndax marte ba boo mënti am dayo boo mënti am weddi Limaamul Mahdi yaa ngi ci ak toskare gu rëy fa saadixun sidquhu lil xayri yud'ifuhu waaye wa mugzibun mubtilun kasbul amalaati loolu la Baye Ablaye Sylla wax teg ko nag ci waxu Seydina Limaamu dinaa ci ñëw